jërë ngeen jëf mbokk téléspectateur yu télévision Futur Média dalee nag jàmm ci jotaayu xibaar yi li ci gën a fës te ñu nam ko jukki dina bokk ci kàddu yi nga xam ne moom moo tukkee ci njiit bu réew bu Sénégal moom Macky Sall di xam ne rek ne suufuk terme sud bi nag daañ ko jox armée sénégalaise yooyu la kàddu ki ko biral nag di ministre des forces armées moom maître Sidiki Kaba daañ ci dikk nu mu gën a yaatoo na nga xam ne ñoom ñoo dëkk ca Malicounda Bambara mer ba futt la ñu def ba tax itam ñu takk ay morceau yu xonk li ñu dul nangu moom moo di duñu nangu benn yoon ñu daal di dox seen yorinuk forage office des forages ruraux daañu wax itam ci leneen loo xamante ni ci subaak léegi yéen a ngi koy dégg lu tolloog téeméer ak juróom-ñetti fukk ak juróom-benn ci ay doomi aadama yoo xamante ni ñu ngi bàyyeekoo woon fii ci réew bu Sénégal dëkk Mali fa nga xam ne moom moo di ca Espagne ñoom ñooñee nag doon amal li nga xam ne rek ñoom ñoo di mbëkk mi ñi nga xam ne ñoom ñoo leen teg loxo di marine sénégalaise ci guddik talaata jàpp àllarba ñoom ñooñee jóge woon ca waax yu Mbuur loolee mbokk yi daañu ci dikk nu mu gën a yaatoo li lépp tënk la léegi-léegi ñu faram-fàcce ko. jërë ngeen jëf mbokk téléspectateur yu télévision Futur Média ñu nuyuwaat leen ci gën gi nuyu xibaar yi doore ko na nga xam ne noonu dañu ko junjee woon njiit bu réew bu Sénégal moom Macky Sall di xam ne rek ne suufuk terme sud bi nag daañ ko jox armée sénégalaise yooyu la kàddu ki ko biral nag di maître Sidiki Kaba di jëriñ ji nga xam ne moom lañ dénk wàllu forces armées yooyu la kàddu mu ngi ko yëkkatee ginnaaw itam ba mu doon jiite tey ni ngi tey ji nag cours d'état-major bu session 2020-2021 Alhassane Ba moom moo taataan ay kàddoom ñu teewlu. ñaari dogal bi nga xam ne président de la République Macky Sall jël na ko te dafa am solo il faut ma wax leen ko moom bi plan bi nga xam ne tëral na ko mooy le plan 2025 ci biir plan bi am na li nga xam ne dafa am solo mooy la condition de vie des militaires looloo tax mu jël décision. ñi nga xam ne nag ñoom ñoo dëkkee ca Malicounda Bambara ñoom ñooñee nag mer ba futtu la ñu def ngir rek ka nga xam ne moom lañ bëgg dénk seen yorinu ko forage boobee ñoom ñooñee nag taxaw temm ne duñ ko jox benn yoon office des forages ruraux ba tax itam ñu taxawoon ni ki tey di yëglu ngir rek ñu mën leen a bàyyi xel ki nga xam ne moom moo taataan wala boo ko fekkee loolu la ñaxtu nag di Abdourahmane Diallo ak Mamadou Gueye ñu seetaan reportage. ñoom ak seeni pancarte ak seeni brassard Nda Bambara bëgguñu office des forages ruraux daal di gérer seen forage boobu. ñoom ak seeni pancarte ak seeni brassard yu xonq waa Malicounda Bambara bëgguñu office des forages ruraux daal di gérer seen forage boobu. facture ndox bi gën a seer Malicounda ça ne dépasse pas 18 000 kon tey bu ñu demee boo bëgg a dugg offort di nga ay boolu coupé yoo xamante ni kii s'élève aux environs de 5500 abonnement 110 000 francs loolu ñu duñ ko nangu tey duñ ko nangu suba may ko Bamba ku bëgg ndox funtali branchement 25 000 francs CFA la alors que offort bu ko jëlee mu yóbbu 110 000 francs ñun tey Malicounda social bi fi am tey bu ñu ko jox offort du dootuñu am te offort dégg nañ jaar-jaaram fu mu jot yëpp ay problème kese la fa bàyyi. askan wi di xam le ni forage boobu seen moomeel la li ni mel sax a tax duñu bàyyi nguur daal di leen imposer kuy dugal loxoom ci mbir moomu. dëkk bi dañ doon cotiser ay 10 000 5 000 1000 francs ba 500 francs ci koo xam ne sa doole foofu la toll. loolu xaalis boobu c'était pour fay frais étude wu plan bi. ñu dem fonds européen financé ñu ci fonds cohésien ñu taxawal suñu forage. loolu yëpp dëkk bi bàyyiwul di cotiser di entretenir di fay ouvrier yi nga xam ne ñoom ñoo war a jàppale chinois yi ba suñu forage pare. te tamit ñuy yokk di xam le ni forage bi comité local bi ni mu ko yoree baax na ndax ba léegi ñoom ñàkkuñu ndox benn yoon. amuñu fi problème mu ndox tey amuñu fi problème ndox ëllëg jigéen yaa ngi di toog képp ku fi ñëw loola tax nga ñëw kon ba duñu nangu beneen nit di ñëw fii di jël suñu forage duñ ko teg duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg. waa Malicounda Bambara di xam le ni seen forage boobu duñ ko bàyyil waa office des forages ruraux te xeex boobu luñ ci góobe gar ko. ñeneen ñoo xamante ni nag ñu ngi wéy di ñaxtu nekk ay liggéeykatu Excelec SA xam ngeen ab usine la woo xamante ni day yëngu ci wàllu courant liggéeykat yooyu nag dañ leen a dàq ba tax itam ñu ñaalu baax a baax yàccaaral wi nga xam ne ñenn ci ñoo xamante ni am nañ ay ndombal tànk fi ci réew bu Sénégal ñu ngi koy def jamono yi ñu teelu reportage bu Ousseynou Thiam ak Ahmadou Bamba Samb.
toll nañ ci téeméer ak ñaaram fukk ak juróom-benn agent yu ñu dàq ci seen place bu liggéeyukaay fële ci Excelec SA xarañ ci li nga xam ne lii moom mooy defar wàllu énergie nekk ca Diamniadio ñu mer ba futt lool daje ci ci ab kuréel yooyu liggéeykat ne nag amul benn yoon boo xam ne bi rek seen usine bi dana dëppoo ak lii di législation du travail. ndax yaakaar naa ne depuis 2016 ñu ngi fii nii mënuñ nekk fi di liggéey depuis 2016 amuñ këyit état waxu si dara kon faute bi tamit état la. ndax mu jékki-jékki wàññi 150 personnes ñu dem ak ñoom yoon muy ñëw di ko bàkkoo ne fépp fu ngeen mënut a dem du ngeen am ndam ndax yéen ay tànk ngeen di doxee da ngeen di paas su ngeen demee ba mënatu leen paas da ngeen di toog man oto laa yor dama am sama carburant dañ may defal sama carburant su ma yeggee syndicat yu ngeen di jël dama leen di corrompre dama leen di jëndal añ yëkkati 200 000 wala 300 000 wala 1 million ma jox leen moom moo ko wax. kon ñun ban pays lañ nekk. mu doon ay liggéeykat ne dinañ wutali yoon ba pare di interpeller ñi nga xam ne ni ñoom ñooy autorités yi. ñu fay ñu suñuy droit lañ bëgg bëgguñ leen lu dul ñu fay ñu suñuy droit loolu lañ bëgg te injustice bu nekk ci biir Sénégal tamit mu dëñ xeex bi danañ dem ak ñoom ba ci yoon affaire bi su jéngee ñun ñëpp pale lañ jubal loolu dama la koy wax pale la ñuy jubal taxaw foofu direct man. en personne damay sotti sama bopp essence taal ko ngir ñii man maa koy def en personne pour ñii. gannaaw ba TFM jokkoog moom lii di direction Excelec SA bëggu la nag yëy yàbbi ci ñooñu nga xam ne nii dàq na leen. maa ngi leen ko doon junju mbokk yi bi ñu door yi la jotaayu xibaar lu tollook téeméer ak juróom-ñetti fukk ak juróom-benn ci ay doomi aadama yoo xamante ni ñu ngi leen teg loxo jamono yi nag ñu ngi leen jébbal gendarmerie ak itam police ñoom ñooñee dañu doon amal li nga xam ne moom moo di mbëkk mi bëggoon wutali fa nga xam ne rek moom moo di ca Espagne jamono yi jàpp leen ne enquête ba ma ngay wëy ñu teewlu capitaine Ndongo Dieye moom mooy chef bu section spéciale bu gendarmerie nationale waa DIRPA ñoom ñoo ñu baaxee yooyu la image fii yàgg nañ koy dox ndax suñ kilifa yi ñoo ñu woo ci altine bi yëgal ñu xabaar bi ne ñu am na ay xale yoo xam ne ni dañ doon jógee boor yi Nianing Mbuur ak li ko wër jëm biir géej di fa daje ci gaal gu mag war a dem ci waaxu Espagne naka noonu biñ ko jotee ñu séddoo xibaar boobu ak suñu naataangoo yi nekk marine nationale noonu lañ ko defee ak suñu naataangoo espagnol yi nga xam ne tamit ñoom ñu ngi fi di ñu jàppale ci liggéey bi te ci kaw loolu aussi ci la ñu jël seen gaal bu ñuy wax Rio Servente dem géej bi ñuy dem géej nag ànd nañoo ay policiers gendarme ak ay marins léegi bi ñu demee ba ay booru 2 heures du matin ci lañ ànd ak marin yi di dox di wër ba ay 7 heures ci lañ gis nag benn gaal ay 7 heures bi ñu gisee benn gaal bi bi ñu demee ba 10 heures bi ñu ñibbisi ci lañ jàpp beneen gaal bi ñu ngi toll ci téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-benni nit yoo xam ne ni dañ doon dem Espagne te téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróomi ay sénégalais lañ am na ci nag benn gambien buñ ci jot a repéré amul nag benn jigéen amul jigéen. armée nationale mbokk yi nag daal dinay sargal bu baax a baax officier bu njëkk doonoon jàmbaar woo xamante ni daal nay des ca xare wa nag moom moomee di lieutenant Ousmane Sow ki nga xam ne moom moo di général Fulgence Ndour di chef d'état-major bu armée de terre nag daal dinay wax ana lan moo tax ñu daal di koy dippee centre d'entraînement tactique bu Elinkine nag nekk ca département bu Oussouye moom moomee nag di xamle ne kooke ku jàmbaar la woon koo xamante ni nag liggéeyam doon na lu kenn dootul natable dañuy teewlu ay kàddoom ci micro Boubacar Diassi ak Lamine Mondian. bon damaa ñëwoon fii tey général de corps aérien chef d'état-major général des armées yebal ma pour ma ñëw tudd si centre bii ñu naan centre d'entraînement tactique numéro 5 bu Elinkine ñu ñëw pour tuddee ko centre d'entraînement tactique lieutenant Ousmane Sow dafa bokk ci li commandement militaire di def temps yi sumb ko
pour mboolem camp militaire bu nekk wala infrastructure militaire bu nekk ñu jox ko turu benn jàmbaar boo xam ne dañ ko ràññee ci li mu def loolu day tax ñu honorer suñu jàmbaar yi taxi tamit ñu jox suñu militaires yi royukaay lieutenant Ousmane Sow nag ci ñooñu la woon carrière am gaa guddul mais carrière bu riche la def na ci lu rëy te maa ngi leen di fàttali sax ne lieutenant Ousmane Sow moom mooy officier bi njëkk a daanu fii Casamance ci armée nationale. liñ ko ñëw tudde ko centre bi mbégte la ci ñun ñu ngi gërëm famille am d'abord mu nangu ñu tudde ko ci taxawaayam ndax ñu ngi fii ñëw nañ fii Elinkine te tamit ñuy ñaan militaires yi nekk fii ak ñi nar a ñëw fii yëpp tàggat yaram ñu roy ko waaw moom ku xarañ la woon te ñoom dañ leen di laaj ñu xarañ ci entraînement bi xarañ tamit ci engagement bi. mbokk yi lu ni mel nag ab dogal la woon woo xamante ni nguur bu Sénégal jëloon na ko ci benn fan ci weeru octobre atum 2019 ñeel lépp lu soxal wàllu paj mi ci li nga xam ne moom moo di cancer du sein ak itam bu col de l'utérus ba tax itam waa LISCA di Ligue sénégalaise contre le cancer di rafetlu bu baax a baax li ñu mel li ñu xamle moom moo di am na si ñenn ci ay njaboot yoo xamante ni seen ak loxo jotut seen ginnaaw ba tax rek ñu mën a amal woowule pàcc ñu teewlu reportage bu Fat Bintou Konté ak Mohamed ngir jàppale ñi nga xam ne ñoom ñoo am li ñuy wax cancer du sein ak cancer du col de l'utérus gouvernement sénégalais depuis daaw dafa jëf nag li nga xam ne moom mooy di chimiothérapie loo xam ne kenn du ci fay dara maintenir boobu politique sanitaire démb nag ki nga xam ne moom moo di njiitum réew mi moo ko annoncé ci fi nga xam ne moom moo di conseil des ministres mu nekk loo xam ne waa LISCA rafetlu nañ ko bu baax. dafa am conscience que feebaru cancer bi faw mu def ci loxoom faw mu jàppale jigéen ñi nga xam ne dañu am cancer donc loolu ay jéego la ci suñu plaidoyer ñu waxtaan ci ba mu ci d'accord ba mu nekk gratuit loolu dafay rappeler rek fàttali ministre de la santé que loolu daf accord la boon bu mu ko defoon ak population bi kon mu feddali accord boobule loolu ñun dañ ci am mbégte nga xam ne dafay soulager fajum cancer bi. ndax bu ñu seetloo ñi nga xam ne ñoom ñoo am bile jàngoro dañ daan faral di génne li toll ci 2 millions pour def li nga xam ne moo di chimiothérapie te yeneen frais yi ñu yegg seegul la. loolu la dinañu daan am 950 000 ba ñaari millions la ñi ci daan fay yenn saa yi sax suñuy def yenn thérapie ciblée yi nga xam ne mooy faj bu gën a xarañ boobule benn cure bu ne daa dem ba fay 1 million te benn million ci benn cure te juróom benni cure xam nga muy juróom benn million donc loolu la dafa am jafeñ-jafeñ suñu wàññilee malade yi teggi leen coono chimiothérapie bi mu des intervention chirurgicale ak radiothérapie. di xeex nag li nga xam ne moom moo di cancer du sein et du col de l'utérus te LISCA engagé ko bu ci ministère de la santé dugalee loxoom comme ni ko njiitum réew mi bëggee dana nekk loo xam ne dana ko rafetlu. parce que ligue bi moo ko tàmbali te war nañu jigéen foo munti nekk ci Sénégal nga mun a saytu sa yaram pour éviter nga am canceru ween wala canceru buntu njurukaay moo tax ministère de la santé war na créer ay unité de dépistage fépp ci Sénégal loolu le tamit ñu ngi koy rafetlu parce que LISCA moo ko initié woon donc su ko ministère jëlee en charge jël relais bi loolu dina rafet. bu nu seetloo fii ci Sénégal at bu nekk 3000 nouveaux cas de cancer ña ngi ko fi faral di nemmeeku te nag cancer du sein et du col de l'utérus bokk na ci cancer yi nga xam ne ñoom ñoo gën a bari ci dëkk bi. jërëjëf Fat Bintou Konté cant ak ngërëm ñan la mbokk yi ñu desandi ba tey lu soxal wàllu wér-gu-yaram wax ci li nga xam ne moom moo di mbas mi fii ci réew bu Sénégal jàppale de ni ki démb amul kenn koo xamante ni daal na ci ñàkk bakkanam ginnaaw bi nag juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñaar ci ay test yoo xamante ni def nañ ko fukk ak juróom-benn ay cas positif la ñu am ñetti cas contact ñaar ci ñoom di ay cas importé fukk yi ak benn di ay cas communautaire di ay doomi aadama
ba yoo xamante ni am nañ jàngoroy coronavirus te xamuñu rek fan lañu ko jëlee. ñu wax ci leneen lu ñeel nag wàllu ndimbal yi nag ñenn ci ñoo xamante ni ñu ngay yeewoo ci ay njaboot la ñu nekk ca commune bu Patar nag nekk ca département bu Njaareem di ñaawlu bu baax a baax lu ni mel tey xam ne rek ne lu ni mel war nañ ko bàyyi xel bu baax a baax ngir dimbali yooyu ne njaboot njiit bu bokk moomeel ba fa nag jamono yi li mu xamle moom moo di dina nas ay pexe jëmale ca wowle wàll Babacar Diouf ak Ndongo Ndiaye. Par la situation sanitaire et le mauvais hivernage de la saison dernière, malheureusement, ils n'ont pas été retenus par la commission de recensement des familles vulnérables. Par conséquent, ils n'ont pas bénéficié de l'aide d'urgence de l'État du Sénégal, une injustice que le maire a voulu réparer. Mbaye Samb, le maire de Patar. Nañu 22 tonnes muy 440 sacs. waaw soo ko calculé ndax comme doole bi noonu la toll yéeni bi ëpp na noonu waaye doole bi noonu la toll. Bon, jàpp nañu ne 440 ménages kenn ku ne war na am saaku ceeb. Avec cet appui, les bénéficiaires pourront continuer tranquilles les travaux de fin de saison dans les champs. Parce que dafay nekk une pierre deux coups parce que paysan boo xam ne dafa war a bay toolam wuuti lu mu lekk nga jox ko lu mu lekk yaa fe liggéey nga ñaari liggéey. dinañu jàppale ci dépense kay ndax xale yaa ngi góob ñu war a wuti saaku ceeb ku ñu jàppale moom li ñu jàppale moom xam nga ne ñun moom ñoo ngi sant yàlla rek ndax xale lii moom suñu njariñ bu baax la sant nañ ci gërëm nañ ci moom ndax xale yaa ngi góob bi mën a dem tool mu ne ndax xam nga boo naroon a wuti dépense ñëw moom buñ la joxee dépense moom boo xëyee da ngay dem tool. Cette situation appelle une correction diligente du registre national unique qui a consacré des appuis à des fortunés au détriment des personnes vulnérables. jërëjëf Babacar Diouf diwaanu Njaareem mbokk yi fii la ñuy jaar daal di yëkkati wile jotaay ñu bàyyi leen ngeen wéy ak programme télévision Futurs Médias Adjaratou Binta Diallo ak ganam ci soir d'info jàngeen jëf. jërëjëf